jox seen wàccuwaay yéen ñu safoo Dakar Buzz di ñuy teewlu saa su ne rek ngir taataan lii di xibaar yi buzz de la semaine ñu tàmm di leen ko defal chaque samedi tënkal leen rek xibaar yi ci mbas mi nag la ñu koy dooree fii ci Sénégal ak cas grave yu fi jot am nga xam ne sax lu tolloo ko juróom-ñaar dañoo mujjee rek ñàkk seen bakkan si mbas mile démb nag si àjjuma ji yemoo woon nag ñaar fukki fan ak ñeent si weeru avril atub 2020 bii ñu nekk ba muy def point si situation du jour ci pandémie bi suñu réew mi di Sénégal moom jëwriñ bu ñu dënk wàllum wérgu yaram bi Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay xam ne rek ne kenn ci malade yi dafa nekk rek ci cas bu doy waar ba ñu ko dekkee en réanimation laata rek xibaar di jip di xam ne rek ni am na keneen ku ñàkk bakkanam ci Covid 19 bi ci suñu réew mi di Sénégal nekk rek juróom-ñaareelu nit bu ci ñàkk bakkanam directeur du service d'assistance médicale d'urgence di SAMI national ñu gën koo xam rek ci professeur Mamadou Diarra Bèye daal dinay rek dalal xel yi ci bile situation gannaaw ba mu xam leen ni réew yëpp rek ñooy jànkuwanteeg ay jafe-jafe ci lii di prise en charge bi moo xam ca États-Unis la moo xam ca France la Espagne wa illa sax Italie ci noonu ne directeur SAMU national ba tey rek di xamle rek ni cas grave yëpp service réanimation yi ñoo leen di jël en charge te ñoom ñooñee dañuy obligé sax rek jël yeneen i malade yu wuteeg Covid 19 bi te sax dafa doon lu doy waar ndaxte rek mënuñoo boole malade Covid 19 bi ak yeneen i rek malade yi ci même hôpital bi si ñu nee sax mu ne loolu mën naa sabab lal yu manqué li ni mel tey leeral sax ni rek réanimation dafa doon lu cher lool ndaxte rek benn malade képp bu nekk en réanimation day laaj rek ay jumtukaay yu bëri ci lii di ay équipement ba noppi xam le ni rek ci benn waxtu képp mën nañoo rek dépenser lu tollook 500 millions ci benn malade képp. weer wu sell wi di weeru koor ñu daal di koy dëgmal am ñu ko tàmbalee démb am ñu tàmbalee ni kii tey rek ci samedi bi si noonu nag comme ni ko musulman yu bëri bëggee woon di rek ñu yokk heure couvre-feu bi ba ñu mun a rek defee seeni mbir comme nu mu waree ba sax docteur Ahmed Khalifa Niass jot wax sax ne xalaatam ngir ñu defee comme yeneen réewu jullit yi def ko rek ci diggante 21h30 minutes ba rek 6h30 minutes waaye nag loolee daa mel ni rek njiitu réew mi da leen ko gàntal gannaaw ba ñu amulee benn coppite si rek heure couvre-feu bile moom nag Macky Sall moo ko annoncé ni rek day maintenir lii di heure couvre-feu bi comme fa mu nekkoon di diggante rek 20h jàpp 6h du matin. ma wax ci appelu bu xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yu di rek ci daara yu nekk ci Touba ak Sénégal gi yépp moom nag Serigne Mountakha la mu bëgg rek mooy ñu dem ñoom askan wi yóbbul ndongo daara yooyu la ñu mën a lekk rek ci nu mu gën a gaawee donte sax état d'urgence be couvre-feu bi tax na ba ñu leen confiné kaddu yooyu nag Serigne Mamor Mbacké ibn Serigne Fallou moo ko jottali lu waral nag Serigne bi ñaan ña seen loxo jot seen gannaaw ngir ñu yóbbul rek ay ndimbal ñii di taalibe yi ay ñam bokk na ci rek lu ñu leen obligé ngir rek ñu bañ a génnati di yëlwaan ci mbedd bi comme nuñ ko doon faral di defee lu ñu lekk ba mu ca noppee lay xamle rek ni bëgg nañu tamit ñuy ci bu ñuy def ndimbal yooyee maanaam bu yóbbul leen lu ñu lekk ñu daal di organiser wu rek bu baax a baax ngir mën a rek violer benn loi bu ñu tëral ci mbas mi. ci violation couvre-feu bi lay addu ak Beydi Amar rek di doomu ndem ci yàlla Ahmed Amar mu addu rek ci lu ñu ko doon tuddee ci affaire violation couvre-feu boobee ak rek mandi ba noppi di dawal moom nag Beydi Amar nee na rek yooyu lee kàddu wuute na lool ak la nga xamante ne ni moom moo am laata muy préciser sax ni moom asthmatique la ba noppi di xamle ni barki démb maanaam bés yi la ñu génn sax ci ay booru 2h du matin dafa waroon a dem rek urgence ca pharmacie ngir jëndi ay garab si noonu la génne laaj ASP ba fa nekkoon ndax amul pharmacie bu nekkee ca wet ga mu ne ko déedéet laata rek muy daal di jël décision dellu këram ba tey rek si kàddu ba Beydi Amar si waxtu woowee rek la ko yeneen ay ASP orienté seen torse yañu yoroon nit ko mu dal di tiit rek dal di gaawantu dugg këram laata si ëllëg sa muy xam ne ni rek la demal boppam ca police bu
jëppal ngir xamal leen li ni mel ñoom ñooñee sax ñoo ko transféré ba noppi procureur daal di koy libéré laata bay di amaat di leeral sax ni rek amul violation wu couvre-feu amul tamit mandité bu ñu koy waxee. ba tey rek ci mbas mile ngir dakkal nag lawu ba bile feebar réew yu bëri rek dañoo def confinement total waaye fii ci Sénégal rek tëraluñ fi bile loi même bu dee sax ñenn ci médecins yi gis nañu ne rek moom moo gën ngir jëlee fi li mel Sénégal amul rek ay moyens ngir tëral lii di confinement général yile kaddu nag du samay kaddu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo ko xamle ca RFM matin gannaaw nag. ba mu fa xamle ni Sénégal pareegul rek ngir dem ci confinement total comme ni ko yenn réew yi defee ci ndorteelu feebar wi laata muy naan rek ñëpp xam nañ ni ñu bëri rek fii ci Sénégal dañuy génn bés bu yàlla sakk di daw rek dépense. gannaaw ba ñu toogee rek bés yu yàgg kenn gisu ko kenn xamul ci lu mu nekk veuve ndem ci yàlla Cheikh Béthio Thioune bi di soxna Aïda daal dinañ koy gisaat rek à travers ay photos mi yam fësal rek ci réseaux sociaux yi. ci confinement bi yooyu ngeen di gis sax ci écran bi bokk na rek ci yooyu les photos mbas mi lay desandi yi nga xam ne mi ngi ne xus ci suñu réew mi jaaxal askan wi fi yeewoo rawatina rek ña nga xamante ne ni ñooy suñu kilifa yi ci yile cas positif yuy gën di bëri ak rek yile cas communautaire nga xam ne nii rek doon na lu dangereux si noonu nag kii di Kara daal dinay dalal sax xel bu askan wi gannaaw ba mu xamle ci ay kàddoom ya mu doon yëkkati rek ne lu ko dalee bés yi ñëw rek lii di cas dootul amati. leneen lu am ca diwaanu Thiès bés yi ñu génn doy waar lool jaaxal bu baax a baax askan wa yeewoo foofee ca diwaanu Thiès lay addu loolee nag du leen rek ab borom kër wa ilaa ab paa ba nga xamante ne ni rek dafa daanu ca digg mbedd ma laata mu fay ñàkk rek bakkanam moom moomee sax ay atam ñu ngi tolloon rek si juróom-ñett fukk ak ñett mu doon nag mbir mi nga xamante ne ni doy na waar lool jaaxal askan wi tamit ak rek fu réew muy toll nii si bile feebar di Covid-19 bi. ba tey ngeen di teewlu buzz de la semaine fii si Dakar buzz si mbirum Mbayang Fall rek lay dal di addu moom moomee nag daa dal di xaru bés yi ñu génn gannaaw ba mu pendre boppam ca Touba Xayra loolee nag mi ngi xewoon rek ci ay booru 21h30 moom nag Mbayang jotagul woon a am borom kër la moom moomee nag ab sëriñu Baye Fall moo ko jur Mbayang sax ab fulaar la jël rek takkee ko boppam si seen këru famille bu nekkee ca Paleen ba ñu leen ko yëgalee nag élément wu 23e compagnie d'incendie de secours bu Touba ñëwoon nañu rek ca gox ba def constat d'usage bi laata rek ñuy yóbbu néew bi ca morgue hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba élément ya nekkee ca commissariat spécial police nag bu Touba jot nañoo interpellé waajur bu jigéenu kookee di Mbayang Fall mu xaru ngir rek lu ñeel enquête bi bu ñu sukkandikoo nag ci ab source ba nga xamante ni jege na loolu boobule dossier yaay ji maanaam waajur bu jigéenu Mbayang Fall neexawul woon rek ak doomam joojee pendre boppam. su ma jógee Touba damay dem ca Gueule Tapée addu rek si lu doy waar lu fa am samedi bële ñu génn ca famille Ndoye ga ak rek kii di Ndeye Mati Fall ma nga xamante ne ni rek moo dal di soode ñetti xale ya nga xamante ne ni ñaar ñi rek ay doomu wujjam gu génn àdduna lañ ñoom ñooñee nag ñu soode ñu ngi wuyoo rek si turu ba Oumy Ndoye Ami Ndoye ak ka nga xamante ne ni rek mooy Ndeye Fatou Ndoye moom nag ay atam toll si ñeent fukk ak juróom mu nekk soxnab waajuru xale yooyee Ndeye Mati Fall nag daal di ne jànnoog enquêteur ya nekkee ca commissariat bu police bu Médina moom nag la mu leen xamal nag moo di rek fukki fan nag juróom-ñett ci weeru avril bële ñu génn ci ay booru 20h la kii di rek Ndeye Fatou Silla di sottu borom këram ñëw rek fëgg appartement am ngir jox ko seen reer ba tey rek moom Ndeye Mati Fall di xamal enquêteurs yi rek ne ci waxtu woowee la ko kenn ci doomu borom këram ya di wuyoo ci Ami Ndoye rejoindre rek di koy saaga ak menacé ak ab paaka ba nga xamante ne ni moom la yoroon ci loxoom ci noonu rek la dal di riposter dal di rek jël cafetière am bu mu sotti ndox ba mu fees daal di koy baxal ca gazam ba mu ca noppee rek nee na la ñëw rek jubali leen ngir xëpp leen boobule ndox nee na nag ci noonu Oumy Ndoye mu Ami Ndoye ak Ndeye Silla rejoindre woon ba ñu ko gisee rek la ñu dal di daw wutali bunt ba ci la xëppee ndox ma
ajuma mu daal di leen di laal si noonu muy xamle sax ne ñooñee rek da leen laal par inattention waaye moom rek kii di Amindo yi ma ko fekkoon ca appartement am di ko menacé la visé woon si noonu tamit muy wax sax ne xale yi dañ ko riirali woon ba mu tëjoo ca salle ba gannaaw ba mu defee li ni mel ba noppi. waaye nag borom këram rek moo dal di intervenir ngir protéger ko ba tey rek ba mu ca noppee muy dellu di leeral sax ni rek ndox moomee mu doon baxal lu ko taxoon a jóg sax mooy rek lu mu sangoo ak ñaari doomam yu jigéen ya. bu ñu sukkandikoo ci Libération Online famille yu Hiba Thiam dikku ñàkk bakkanam ca Almadi ci ab soirée privée ba ñu fa doon amal ci ab appartement ba fa nekk gannaaw ba mu jëlee dose bu ëpp ci drogue bu ñu sukkandikoo ci autopsie ba ci ndoxteelu weeru avril ba daal dinañuy constituer partie civile famille yam googee ànd ceeg rek maître Seydou Diagne instruction pendante bi nag ci kanamu juge 8e cabinet daa waroon a rek leeral bile affaire nga xamante ne nii rek kaddu ñett bokk yëpp dafa wute lool ku nekk rek daal dinay joxe sa version bu bokk tak rek version ba nga xamante ne nii moom la sa morom joxe. leneen bu ñu sukkandikoo rek ci Libération ba tey juge 8e cabinet bi daal dinay gàntal rek demande liberté provisoire Mamadou Diop bi PDG bu ISEC boobee nag nga xam ne mujjee na reconnaître ni rek mooy baayu doomu Dieyna googee ba sax tànnal ko tur ga nga xamante ne ni moo ko tuddee ñu ngi ko téye ba tey rek si wetu ka mu bokkal cellule di compagnon am boobee di Seydina Fall alias Bouga Zeli waaye loolee nag teewul rek ba avocat yi tàmbale beneen procédure ñoom ñooñee nag saisir nañu chambre d'accusation ngir rek demander annulation pure et simple inculpation wam boobee. dama yàddu rek jëmale ci famille Pouy gi nga xamante ne nii rek ñoom ñooñee depuis samedi ba lee ñu génn la ñu def rek 1 mois 15 jours di fanaan ak yenn ci mbedd bi gannaaw ba ñu leen rek génnewee ca seen kër googee membre famille boobee nag ñu ngi fanaan ñu ngi tàmbalee sax lay wax fanaan ci mbedd bi depuis juróom-benn fan ci weeru mars ci noonee sénégalais yi waaye tamit laata kenn site en ligne yi dal di rek initier ab collecte de fonds ngir rek dajaleel leen la nga xamante ne li danañ ko mën a wëlloo boobule famille ba ñu tàmbalee nag seen téléthon boobee ci diiru ñaari fan sénégalais yeeg diaspora bi daal dinañu ci rek dugal seeni ba loxo bu baax a baax ci noonu ñu jot dajaleel sax ñii di famille Pouy lu tolloog rek 1 million ci suñuy koppar ci diiru ñaari fan képp. ci famille Pouy laay desandeek yéen ba tey waaye bi la yoon rek ak geste bu rafet lool ba nga xamante ne nii rek Faramareen bi Wally Ballago Seck moo ko ci daal di def rek ci seen situation bu métti boobee ñuy dund moom nag doomu Thione Ballago Seck bi daal dina leen di dimbalee rek 1 million ci suñuy koppar ñoom famille Pouy boobee nga xam ne ñu ngi logé jamono ji ca centre social de biscuiterie ci ginnaaw rek cinéma Al Akbar nekk ca ñaari tali seen déménagement boobee nag mi ngi rek am gannaaw requêtu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye. si fii tey lay àddu di émission bu Youssou Ndour doon amal ca TFM si moment confinement bi ngir wéttale ko rek askanu Sénégal ak diaspora bi waaye nag Youssou Ndour daal dina koy dàkkal gannaaw critique yi ba tax rek moom Youssou Ndour di xamle ni rek ñoom ñooñee taxuñu rek mu dakkal li ni mel di xamle sax ni rek ñoom ñooñee saagawuñu kenn seen dundin moo leen neexul ndax boo xoolee rek toog si sab pilaan yore sab téléphone di saaga ak nu jot manqué ni laata muy naan rek moom Youssou Ndour këram la toog di wax ak ñëpp te xamul leen lu ñaaw donc ña toog seen pliant di saaga rek saagawuñu kenn lu dul seen dundin képp moo leen neexul si noonee ba tey moom Youssou ma jigéen Ndour di leeral ni rek une semaine maanaam benn ay bés képp la ñu décidé woon def boobule émission di fii tey koor gi dugg quartier général rek mooy war a wëyandi si noonee mu yokk si ay kàddoom sax ne ñooñee di wax ak critiquer faalewu leen déglu wu leen moom moomee avancement wam képp rek moo ko ñor.
ba tey rek ci Youssou Ndour ak émission am boobee di fii tey waaye bile yoon ak Karim Xurum Xaq Assane Diouf ak kii di Ousmane Tankara gannaaw ba mu xamalee si ñoom ni rek émission am boobee di fii tey da ko rek prévoiroon pour une semaine képp waaye nekkul ne rek day déglu lu ñuy wax ak li ni mel moom day avancé tey dellu rek di leeral ni nekkul ne benn critique moo waral rek mu arrêté li ni mel ndaxte moom moomee newul ne ñoom lay dégluwu leen boog la koy avancé loo kese lay xool ba tax rek moom loolee taxul mu dakkal émission wam boobee. Bouba Ndour daal dinay réagir rek si la ñuy critiquer frère am bi di Youssou Ndour si émission am boobee ba tey mu duppee woon fii tey di ko doon amal foofee ca TFM si moment confinement bi Bouba Ndour nag lu mu si xamle rek moo di Youssou day liggéey ba noppi rek di dimbali askanu Sénégal ngir wàññi seen stress laata muy naan sax daanaka média yi dañuy yëndoo wax rek ci lii di Covid 19 bi loolee rek a tax mu gis ne concert yu Youssou Ndour di organiser mën naa dimbale rek askan wi gañu mun a wàññi seen stress bi nga xamante ne nii rek pandémie Covid 19 bi moo ko sabab comme sénégalais diaspora bi nga xamante ne nii rek daal dinañ siy gis seen bopp bu baax a baax du samay kàddu Bouba Ndour moo ko xamle. ba tey rek ngeen di tàttaan xibaar yi néew ba taskatu xabaar boobee di Ndiaye Doss daal dinañ koy rek mujjee delloo si fii si Sénégal gannaaw ba mu ñàkkee bakkanam ñaar fukki fan ak ñaar si weeru mars bële ñu génn ca Espagne ba mu demoon rek ngir faju ji bu ñu sukkandikoo si journal bi di L'As néew ba taskatu xabaar boobee woon di Ndiaye Doss dimanche si ngoon rek la yegg si fii si Ndakaaru si noonee nag moom moomee daal di nañu koy rek jébbal boromam altine bale ñu génn groupe des médias nag juróomi autorisation la ñu amoon ngir teewee levée du corps ba ak inhumation bi ñu doon prévoir rek foofee ca mbaaw si fàttali suñu naataango boobu dëddu àdduna di El Hadji Mamadou Ndiaye Doss mi ngi dooree carrière am sa rajo Oxygène bu Pikine laata rek muy dem wal fajri ba mu fa jógee nag la rejoindre groupe des médias moom nag mi ngi ñàkk bakkanam ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mars gannaaw ba ko feebar bi yàgg tëralee la woon si noonu ñuy dellu rek di ko mastawu ay famille am jigéen ñaalem ak rek mboolem taskatu xibaar te yeesal rek suñu njaal ci ñoom ñooñee. ñu àddu rek ci njiitu réew muy Macky Sall mu remercier homologue gacham boobee di Andri ngir rek félicité ko ba noppi rek ñu ne dafa lancé commandam bu njëkk ci Covid Organics moom nag Andri ci boppam moo xamle ci ab tweet bu mu fësal ci ajjuma ji ci Twitter di remercier njiitu réew mi Macky Sall ngir rek seeni échange yi waaye tamit kóoluteem ba noppi ni Sénégal rek mu ngi jaajëfal bu baax a baax Madagascar waaye nag li ni mel njiitu réew mi Macky Sall si lu ñeel rek commande bu njëkk si Covid Organics njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy démentir gannaaw ba mu xam leen ni rek loolu amul. coow li ne woon kus rek si ndoddam li bés li ñu génn moom Mbaye Diagne gannaaw rek ba mu laajee woon ab xale bu jigéen ci live ba mu doon amal sur Instagram ne ko rek ana kañ nga njëkk xam góor ñu dañu am sax ñu si jotoon a def ay vidéo di ko si clash ku si mel ni Boucher Ketchup bokk na si gannaaw loolu nag ñu yaakaaroon ne si lay yem tey kii di Pape Alioune Ndiaye moo dal di rek taxaw di recadrer kii di Mbaye Diagne gannaaw ba mu ko xamalee sax ni góor du takki ay or. si mbirum Mbaye Diagne boobee lay xuusee rek ci tàggat yaram bi ak suñu international sénégalais bile di Sadio Mané depuis nag ba mu nekkee Liverpool ci atub 2016 Sadio Mané daa nekk rek beneen joueur gannaaw ba mu bokkee rek si joueur yu gën a xarañ mu doon nag champion d'Europe en titre ak Liverpool ak tamit vice champion d'Afrique ak rek Sénégal 4e place am bi sax si ballon d'or ba doonoon na rek lu ko bett gannaaw ba mu yaakaar ne woon moom mooy succédé kii di George Weah di benn africain bi nga xamante ne nii rek mooy mu la ñu titré ca atub 1995 ba joonu yàlla ji lu ñeel nag Sadio Mané mën naa rek jóge ko benn bés foofee ca Liverpool comme nu ko Keita Baldé waxee woon di yaakaarul ne rek ni kii di Sadio Mané souhaité na rester rek ci clubam boobee giiru dundam mu liyee nag ak Liverpool ba atub 2023
waaye en cas de négociation valorisation joueur bi ñu ngi ko rek estimé jamono ji si lu war a yem ak 150 millions d'euros. ci transfert u Ismaïla Sarr bi lay addu Watford nag daal dinay rek indi ay leeral ci lu sabab rek retardu payoor yi ak club formateur yi premier versement gu 525 euros yi nag war a yemook 300 millions ci suñuy koppar bu ñu sukkandikoo ci président wu club bi Amara Traoré ñoom ñooñee am nañu rek ay ordre de transfert yu bëri waaye rek gisuñu benn yoon lii di xaalis mu doon nag luy confirmer théorème boobee di dañu leen rek di fowe bu ñu sukkandikoo nag si Madi Touré Watford jëloon na rek intention wam ngir confirmer fay waaye fonctionnaire yu club anglais yi dañoo rek indiqué ni dañoo retardé woon ndax bureau FA anglaise yi ñu tëj te dara waralu ko rek lu dul bile mbas wër àdduna wërngal këpp di rek coronavirus bi. Madou si làmb ji moom moomee nag amoon malaise si ba mu doon entraîné def na ay bés moom bàcc Seras ba ñu ko hospitalisé woon sax ca Caaroy ba mu génnee nag hôpital ba tey wax ji setatul bu ñu sukkandikoo rek si sunu làmb si noonee CNG buy diriger lii di rek làmb ji ñu ngi koy xarandi rek bu baax a baax ngir rek ñu wëllu ko financièrement ba mu mën a rek jënd lii di ay garabam. Balla Gaye lay addu mi nga xamante ne di rek feebar da ko tëral ëpp na rek ñetti at waaye moom moomee kontaanul rek si axlu làmb gi maanaam képp ka nga xamante ne ni day yëngu si wàllum làmb gannaaw ba mu gisee ne rek foofee feebar tëral ko amul kenn ka nga xamante ne ni daal dina koy yëndu ba xool ci la mu nekk moom moomee nag nee na mu ngeek feebar boobee lu tollook ñetti at laata muy naan sax si àdduna gi boo yoree rek dañuy lay wala boo jekkoo sax dangay gis nit ñi di ànd ak yow waaye rek soo nekkee si jafe-jafe wa illaa nga feebar kenn dul wëllu si noonu sax ba ñu ko laajee ndax turandooram boobee di Balla Gaye 2 doomu Double Less gi mu ngi koy rek assister si moment yu métti yi mu nekk la mu si xam ne rek mooy dinañu dem poser bi les questions kii di Balla Gaye 2 laaj ko ndax mi ngi assister rek turandooram boobee am déet si noonu mi xam ne sax ni lu ko lié ak doomu Double Less googee nekkul rek xaalis si noonu muy wax sax ne da ko war a encadrer ndaxte rek devoir am la laata mi naan dana wëyandi rek di exercer rôle am si rek lu ñeel lii di santé. mbirum Yékini laa koy tëjee moom nag daal dinay xamle démission am foofee ca CNG gannaaw sax ba mu doon absenté si réunion yu nga xamante ne ni ñoo ngi ko doon amal si ab entretien sax bu mu def ak Malick Thiandoum moom Yékini la xamle ni rek jot na ñu changé lii di équipe ba nekk ca CNG ak beneen équipe boo xamante ne ni ay ndaw la ñuy doon waaye tamit ay ndaw ya nga xamante ne ni dañuy am capacité sauver rek lii di làmb ji loolee nag tax ba ñu bëri rek di samp seen laaj di naan ba xam ndax moom moomee Yaxya Diop Yékini dafa rek jóge ko CNG ngir nag leeral li ni mel amateur yi ak ancien rek ak ña nga xamante ne nii rek ñooy yëngu ci wàllum làmb ancien roi bi daal dinay xamle ni moom moomee Yaxya Diop Yékini tekki na ndombal tànkam yàgg na lool tax na rek teeweetul réunion ya ñu fa doon amal si noonu mu yokk si ay kàddoom ni direction bu ñu jël baaxul tax na rek CNG mënatul a dem tey rek gëm na ko dëgg ni CNG mënatul a dem laata moom Yékini di naan rek moom si boppam yoon la mu dem ndaxte rek am na ñeneen ña nga xamante ne ni mën nañoo gérer lii di làmb ji te bëri nañu laata muy naan sax ñoom ñëpp ñoo war a rek tekki seeni bu ndombal tànk tey xam le ni bëggula tamit moom Yékini nekk rek njiitu CNG bu bees bi boobee lañ koy ndar keppe di leen jaajëfal yéen ñu doon teewlu saa su ne di jaajëfal tamit Seydou si mu fare ci caméra gi di doon jox dig daje ba beneen samedi am leen weekendu jàmm ak salaam di leen ñaanal kooru jàmm te di ko sàkku si yéen jaa ngeen jëf